kon naa leen booy jinne nañ ci tey rek xam nga day ay mbokkam la ñu waxoon ni peine bi bi mu woon tëdd jeex na avocat mu ngi wax détention préventive atte woon nañu ko wala atte wuñu ko woon. ñu ne woon dafa feebar ba nekk grève. waaw ñu ne woon dafa feebar kon nañ ko génne ñu ni woon mu ngi ci grève de la faim ma ni de toute façon booy jinne am na histoire moom ak Sénégal. nañ xaar bu fekkee peine mat na justice mu ngi fi daañu ko wax foofu yàlla entre temps fi ñuy waxee moom génn na ndaw na. donc defaat na ma ni nam nañ bàyyi yoon def liggéeyam ak xam nga am na yoo xam ni boo commenté ci une façon nga chargé ko xëy na nga laal xëy na crédibilité mu la famille mais da ngay wax rek dëgg te yàlla tax nit ku mën di doon boo nekkee danger ci public bi ci sa ay acte ak ni ngay doxale pour ñu def pression ci kaw justice itam dafay poser problème donte woon ni nag toujours dañuy sàkku ñu respecter ay droits am parce que nit moo ak situation bu mu mën di nekk am na ay droits yu ñu ko war a bàyyeel mais booy jinne daal booy jinne la quoi. booy jinne la daal bu am solo la ci ay revenus yoo xam ni réew mi mun na ko am question bi nag mooy est-ce que ñun ñu ngi ci jariñu wala dafa mel garab yi comme or bi xam nga daggum garab du yoon ñi koy def itam nekkuñu ci yoon te dañu war a sàmm suñu environnement. mais maam boo joxoñee càcc gi nekk ci garab yi ak environnement bi noonu ngay joxoñee aussi or bi ñuy exploité ci Sénégal fan la féete Sénégal noonu ngay joxoñee phosphate bi ñuy exploité ci Sénégal ñaata ci ay milliards par mois fan la féete Sénégal ak yeneen gaz bi nga xam ne ni gaz am na Sénégal yàggul sans compter yeneen béton ciment fer foo laal ñu ngi fay exploité Sénégal am koom ci wàllu suuf boo xam ne tey bu mu ci doon mun na naatal dëkk bi mais da ngay laaj loolu fan la féete askan wi lan la ci suñu gouvernement bi di ci am maam ba ci wàllu njëndëkum njaay sax Sénégal dañ ñuy nax ci façon bu kenn xamul ñu ngi fàttaliku bi njiit réew mi di waajal campagne am booba mu ngi ci opposition bi dana ma mënta gëm carburant di gën a cher Sénégal qu'au Maroc qu'au Mali mais defe naa ne situation bi dafa gën a yokku tey diggante différence bi am ci litre carburant gasoil Sénégal ak Mali tuuti moo ko manqué 200 francs yooyu yëpp da ngay laaj ci nit ñi ñuy exploité suñu ay biens te ñun mënuñ ci am benn dërëm nga jàpp ni ñun xawma la moo xew d'ailleurs nag armée bi li ñu def lu ñuy rafetlu la lu ñuy saluer la parce que faaw ñu def face ak samba boy moo xam Gambie la ñu dëkk moo xam Guinée loolu tënkuwul ci relation sax ñaari réew loolu ay samba boy la yoo xam ne nag c'est que li ci beneen réew mën a impliqué wu mooy bu ñu ko sàccee ci réew mi nga nangu ñu làq ko ci yow parce que complice nga. loolu nag armée bi buñ ci engagé woo def ci ay xeex. lu am solo la. yenn ndaw ñoo ci dem mënoo xëy rek tey après ni da ngay ñëw te fekk posé woon ay acte comme ni ko Sira waxee faaw nga nekk ci wàllu social et puis collectivité territoriale loolu la soxla social. xam nga mënoo nekk maire nga xam ne bi nga gëjee sa localité ak léegi daanaka day def ay 6 mois wala nga def ay 4 mois nga xam ne signature yëpp pratiquement na nga koy mën wala lépp di bloqué tey néew na maire yi booy dem ci Sénégal lépp di dox à merveille da ngay gis ay ñu naan ay signature bi dafa raté même boo amee décès sax pour nga am signature maire dafay xaw a jafe wala maire bi jël kenn ci ay adjoint am délégué ko ay signature am yooyu yëpp ay jafe-jafe la gis nga si bien beau ñu responsable politique yi am ay poste de responsabilité comme DG di xëccoo ay localité kenn mënu leen ko xañ parce que ay Sénégalais la ñu seen ay droit la mais man damaa gis ni sax loolu bokkul ci liy indi doxalinu sell gis nga maire dafa war a dëkk ca localité ba nekk ca localité ba di gis li askan wi di dund ci ay jafe-jafe te mu am vision nag nekk ci localité bi itam di gerte caaf naan ataaya sa temps yëpp itam du solo da ngay am vision di xalaat di planifier di voyager di ñëw di am ay projets yoo xam ni ay projets de développement yu tax dëkk ba naat mais néew na tey ay communes yu jël seen bopp en charge def ay projets de développement yu am solo yu suqali seen ay diiwaan loolu itam faaw ñu xool ndaw ñi ko mérité ñu fal leen te bañ a topp rek mbumbaay yi politiciens yi loolu lu am solo la ñi nga xam duñu ay homme politique impliqué wu ci gestion wu localité yi mais jéem ko jiite loolu moo jaadu duñ jël lépp bàyyi ko ak politiciens yi à plus forte raison gis nañu commune boo dem nañuy jooytoo laati gaaf ak lompoñ gi nekk ci seen ay maire seen maire ak seen falu yi nga xam ne fi nekk nii dañuy sikki sàkk ci légitimité bi ndax temps bu gudd bi ñu fi des te ci biir discours boo ko déggee da ngay wax ni da ngay dégg mu ni bayee ko ci réew mi lekke ko ci réew mi mënu am benn produit bu ñoree Sénégal ñu koy exporter en même temps di ko importer xam nga loolu dafay
dafay wane manque d'organisation boo xamante ni bii am na. loolu lépp nag bu ñu ko bëggee soppi rencontre yu mel ni FIARA dafay am solo parce que day tax nit ñi xamante day tax nga xam lii nga soxla fii la ñu koy bayee day tax nga xam ne bu ñu ko bayee ñii ñoo koy transformé ñi koy transformé itam daañu am ay distributeurs yépp ay contacts yu fay juddu la distributeurs yooyu dañu am seen vente cible daañu xam ñan la ñuy jaay tey boo demoon FIARA yendu fa maam ba ngoon jot da ngay gis benn ouverture da ngay xam ni politique bi ñuy def fii nii xëy na dafa nekk ci benn espace bu ndaw mais bu ñu ko tasoon ba mu nekk Sénégal nit ñi dinañu génn ci ndóol te dinañu dimbali ci wàllu xeetu feebar yu bëri xam nga yi ngi wax journal fan yi passé rek ñu ni douane am na taxe yi mu yokkaat ci xeetu ay comprimés wala médicaments yoo xam ni ay alimentaire la nuñ koy am na nu ñu koy waxee ay comprimés yoo xamante ni bi dafay yokk nit ki ci wàllu dund ak yooyu complément alimentaire waaw kay merci Siré complément alimentaire alors ci suñu ay consommation locale tey boo fa demee tey da nga fay fekk ñu fa def ay exposition ci meññee fi réew mi ci xobi réew mi yoo xamante ni bi foofu la complément alimentaire ëppee daf lay dimbali ci wàllu xeex yenn tawat yi. c'est naturel. dafay naturel te ñëpp gis nañu ni keroog bi ñuy màggal bis bi ñu jagleel lu jëm ci wàllu hypertension artérielle gis nañu ni médecins yi nee nañu li ko sabab mooy buuf bi li ñuy lekk moom moo baaxul te moo ñuy sababal yenn tawat yi nga dem FIARA gis fa benn ouverture boo xam ne lépp dafay naturel njëg gi dafa yomb Sénégal lañ koy defaree fii lañ koy transformer fii lañ koy conserver fii lañ koy consommer jàpp naa ni kilifa yi war nañ faa dem ministre de l'agriculture commerce ak yëpp war nañ fa dem nemmeeku xool la fay am ñu mën ko gën a yaatal ci réew mi te ndaje yu mel noonu di gën a jigéeyantoo pour Sénégal yi gën a comprendre dëgg l'importance bi nga xam ni moo nekk ci wàllu agriculture élevage ci seen réew surtout li ñuy wax production familiale dafa am solo bu ñuy wax tabaski gaa ngi jigéen suñu naan boo saaganee xar mun na manqué de parce que fonkul li nga xam ne mooy exploitation familiale parce que borom kër lu néew ci këram war na am benn espace bu mu yar benn xar boo xamante ni bii chaque année ba tabaski ñëwee du am problème tey am na réew yoo xam ne dépassé nañu loolu donc ñun ñoo toll ci jafe-jafe yi toujours malheureusement xëy na un jour viendra ñu ubbeeku ci côté boobu ba nga xam ni du ñu am ay jafe-jafe ci wàllu alimentation le bloc que vous proposez amuñu bassin d'adaptation waaw ñu ngi koy waajal bu baax ay difficulté nag ci wàllu ndox waaw ñàkkum ndox moom fi nekk moo commencé sonal waa dëkk ba te lay soog a dugg ci loxo waa Sen'Eau ak seen ay conditions yu kenn mënta contrôler yu metti lool defaat réabonnement te duñu la expliquer abonnement bu njëkk ba fan la tege waaw réabonnement la ñuy def ñi abonné woon Agifor bi Sen'Eau ñëwee ñu jox leen ndox ma jox leen suñu installation suñu forage ak yëpp mais defuñu lu dul ni ku nekk da ngay réabonné wu waat force boole ci itam exploiter ndox ba yëpp ci tiwo yi nga xam dafa màgget tiwo yi commencé toj dëkk ba léegi Ngexoo dafa inondé te amuñu ndox ba c'est paradoxal parce que tiwo yëpp a toj ndox maa ngi sa mbedd ma ndox maa ngi ci mbedd ma di jaaba jonge te kër yi amuñu ndox parce que xam nga dañu xëcc ci forage bi yoo xam ne xëy na installation yu jëkk ya antanul quantité boobu affaire commencé toj du toj gu metti ba noppi force nit ñi ñu defaat beneen abonnement askan nag nee nañu duñu abonné waat amul lu mu leen jaralul waaw fur laa jaay daxaar jafe-jafe gu doy waar ci wàllu ñàkkum ndox moo tax Sen'Eau moom xawma kuy bàjjanam Sénégal mais bari na fi doole li mu teg askan wi ci coono capital beeg yeneen dëkk yi ñoo ci yam ñi ci des nag waa ak waa teg ñëw doggali leen neex la ñuy dawale c'est vrai que accident bu pënu bu toj moom kenn amu ci pexe dogalu yàlla la mais teewul vitesse bi mu doon daw bëri na fekk si ay ndaw ci seen côté parce que président de la république Macky Sall moom moo ko expliqué boppam te ñu fekk accident bi xam naa ñoo koy wax et gis nañu pënu gauche bu camion bi ni mu tojee donc moom la pënum toj mu fekk si leen yéeg ci seen kaw rey leen noonu quoi faaw nag Sénégal xool digganteem ak Mali parce que chauffeur Sénégal yi bu ñu demee Mali cocc ci ngay def baa ñu teg yoon ci sa kaw di leen métital di leen sonal mais fii chauffeur Mali yi daanaka ay buur lañ néew na accident booy gis te ñoom bokkuñu ci c'est-à-dire que li ñuy rey ci kaw tali bi ñoom kenn xamul nan la toll xàmmewuñu aw ci dëkk xàmmewuñu aw ci àll bu ñuy dugg ci dëkk ak seen klaxon yi foo toll di ko dégg pan faaw nga xajal leen bañ ne ba noonu lañ leen di woowee camion Mali yi nu leen neex la ñuy dawale mais réewum jàmbur nga fay dawale nu leen neex ba ñëpp xam ko loolu kilifa yi ñoo si jëlul ay motuwaay vraiment ñu ngi koy métitlu accident bi dogalu yàlla na bu ñëwee ñëw na kenn mënut a passé waxtu wi nga war a faatu mais aw déwén itam dana metti ba nga xam ni faaw ñu xool yenn saa yu cause yi faaw ñu xoolaat accident yi vraiment ñu ngi jaale ndaw yooyu seen i ay mbokk ñu ngi koy jaale waa leeral surtout njiit la daam
dafa metti démb maa ngi si joxe benn exemple ak Serigne Saliou Gueye ñi nekkoon suñuy mag di ñu encadré ñun ba ñu ëgsi fii tey amoon nañu xemimte fu ku dugg ci métier bi nekk ndaw ñu lay encadré ànd ak yow ba keroog ñu lay bàyyeek yëf yi bu seen dund jékki-jékki yam foofu noonu ci façon bu metti bi kenn ku nekk bàyyi sa ginnaaw yaakaar tàggu say mbokk dem maa ngi ñëwaat dafa metti merci aussi président parce que bi muy dem fi mu doon dem dafa jox ay ndigal ni nañ arrêté lépp luy folklore ñu wàcce fa ay kaamil def fa ay ñaan génn sëriñ yi def anticiper ñaan yi ku dee aussi loolu dong lañ ci mën a def donc joxe avion militaire donc wax dëgg yàlla lu ñuy rafetlu la bu fekkoonte ni amul mu ñaaw te kii dee itam ñaan dong la yaakaar donc bu doxalee noonu vraiment mënuñu lu dul aussi rafetlu ko parce que dee itam bu ñëwee moom faaw mu ñëw dafay doon lu xaw a doy waar parce que bu fekkee Benno Bokk Yaakaar dañu nekk ci benn coalition boo xam dañu war a waxtaan xool gox bu nekk nu ñu fay tànne kii dem ci seen turu coalition boobu moom déjà mu teel leen a dànkaafu ci yoon wi muy jaar mën nañu wax ni est-ce que président Macky Sall bàyyi na xel ci ñi mu bokkal coalition boobu est-ce que moom du tànnal boppam ay candidat boppam ci gox-goxaat yi parce que bul fàtte ni Kaffrine googu noonu yëf yi commencé Abdoulaye Sow bu bokkee ci APR Abdoulaye Wilane parti socialiste la bokk donc dañoo bokk coalition Benno Bokk Yaakaar mais dafa am benn kàddu bu jógee ci Moustapha Niasse bu ma xawoon jaaxal ci ñu indi politique bu bees muy politique générationnelle pourquoi discours boobu au moment où coalition la lu ñu bëgg ci génération bu bees ay ndaw wala ñu nekk ak seen ay mouvement bopp wala ñu musagul a ñam ñu ñam yëpp ay question la dans ce cas est-ce que ni ñuy tànne mbër yi ci gox-goxaat yi lu ñu nar a bokk lay doon boo jëlee kaawu parti socialiste Abdoulaye Wilane PS la bokk Khalifa Sall PS la bokk bëgg war a bokk ci beneen coalition bu bokkul ak coalition Benno Bokk Yaakaar Barthélémy Diaz moom déjà génn na ci ñaari coalition yëpp déclaré candidature am donc nga xam ni même ci choix wu candidat yi faaw mu am beneen pëccëxoo ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ak beneen coalition opposition biy waaj a juddu te juddoogul donc nga xam ni des na xëccoo bu méttee métti bu nar a am ci suñu kanam de toute façon maam mu ngi doon suñu kanam en tout cas nañ xalaat ni Sénégalais yi nañ xalaat ni seen i gox dañu tànn ñi ñuy wóolu ñu jiite leen te mun na am ay surprise nag ay mouvement yu bëri juddu nañu te mouvement yooyu mun nañu am confiance askan wi te bu boobaa nag loo xam mun naa dem gémmañ yuux mën naa jib fu ñu ko foogewul woon ni ñu fooge ni ñoom ñoo ne ci pouvoir bi noonu la ñuy gagné bay wut seen i candidat bopp mun nañu juum balaa ma jeexal sujet boobu maam ci li sababoon njiiti réew mi yëkkati kàddu boobu mooy tukki bi muy def noonu dénoncé ñaawlu itam attitude yenn nit yi ci ay bakkan yu rot ay nit yu dee vraiment da ngay jaale te rafetlu bépp geste bu ci nit def il faut ñu arrêter wàllu naafeq mënoo nekk kilifa wala nga nekk journaliste ay ndaw nekk fleur de l'âge accidenté dee brutalement mu metti lool geste bu ci nit def dañu koy saluer nekk ñu fi doon ay nihiliste di saaga wala di xarab dañuy wax juste lu fii li nga xam moom mooy dëgg nit mënut a dee ci accident nekk ci convoi président wàcc ci liggéey wàcc rafetlu ko arrêté activités yi yoo xam lépp folklore la et nga ne président deful dara il faut arrêter ñun suñu yoon ci ab tukki nemmeeku wala tukki visite wala laneen xamuñu ñun li ñu xam mooy ay ndaw yu def accident doon suñu ay confrères ñun déegoogu moo ñu metti après déegoogu metti ñu nag dañuy leen di ñaanal te képp ku leen ñaanal daañu la sant képp ku bàyyi xel ci déegoog daañu la sant ñun nekkuñu pour politique ku génn wala ñu nekk si ki mu kenn nga xam sa gesto ñu yóbbaale journaliste nag bu foog wala politicien bu foog ni yow kilifa nga ba loo wax ñu dégg la ngay wax ju ñaaw yow la concerné ñun dañuy jaale métitlu ba noppi képp ku ñu def geste boo xam ne ñun mënuñu ko woon parce que kaamil yi ñu wàcc kii dugg ñun mënuñoo nekk fi di ko wàcce kaamil ba ñu wàcce fongeli mi mënuñoo nekk fi di ko wàcce képp ku ko wàcce ñun la jaajëf li yes na suñu yoon nekku ci dañu bàyyi wax ju bon yenente bi nee na uzukuru mahasina mawtakum ki dee sax di leen nettali ay baax yu mu def ndax malaaka yi dañu koy bind di ko yóbbu sakkaa ñi mu fi bàyyi kenn ku ci def lu baax mënoo ko fay ay dañoo foog ni kenn ku ne fi ngay toog ku ci nekk li booyi ñam démb ku nekk daa ko ñam il faut arrêter loolu am na dañu bàyyi sëriñ yi doxal seen doxal ñoom ñu doxal moom bu liggéeyee am def résultat ba tax ñu falaat ko et puis waa APR nag moomuñu suñu antenne bi benn parti moomul suñu antenne bi ba ñu commencé ba léegi politique Ablaye Wilane ak Ablaye Sow Kaffrine jigéenu Mbour yi rassemblement APR Mbour
Mamadou Sy Mbengue APR Tivaouane mais waa APR moomuñu ko. waaw mais fu ñu wax dafa soxla mais opposition bi am xam nga tamit opposition bu wootewul rencontre doo dem fekk foofu ne ko waxal. ñu wax ci dund askan wi dund gu cher gi. yàpp gu yokk wi ceeb gu yokk gi diw gu yokk gi. ñoom xam nga non c'est-à-dire pouvoir moo am doole ci wàllu communication. dañu am seen système de communication boo xam ni dañu am doole dañu am mainmise ci rédaction décentralisée yi. ci seen ay manifestation benn déclaration bu ndaw la ñuy def bu xaw a am solo ci wàllu askan wi xam nga boo nekkee Tivaouane touche affaire këru diine. média bi dañu lay déglu. alors loolu opportunité la ci yow pour nga potox ndollu wane ni yow yaa fa nekk. loolu bu mu ñu intéressé xam nga moo ñu intéressé ki doon wax sànq maire Tivaouane fu mu jëkkoon jiite IPRES. ñu fexe ba yokk pension way retraité yi. SNHLM fu mu ne nii. SNHLM ñu fexe ba dëkkuwaay yi gën a yomb te seen immeuble yi ñu entamé ba defoon fa visite fan yi ñu fexe mu noppi. loolu moo ñu gën intéressé jamono ji que ñu fal la nga jiite Tivaouane wala nga jiite Kaffrine wala nga jiite Dakar gis nga xëccoo ci gox-goxaat yi boole ko takk tel ndomba tànk ga nga am nga def réalisation bu nit ñi gis la Sénégal yi wax kenn ku ne ci kilifa yi mënoo am fu mel ni pale ca fa nga nekk wala ca fa nga dëkk wala sa nekkin. et bu xëccoo jigesee nit ñi gis la et avant xëccoo pour wax loolu ci presse day jafe xanaa ngay accuser kenn wala ngay miim lu ñu la accuser alors yooyu moo war a dakk maam. bu élection jigesee ñu sol seen dàll ci rax lekk seen cere yenn di làkk wolof. jige Sénégalais yi yëkkati kilifa yi diine yi bokk askanu seen i métit dem seen i dëjël seen i ngént yooyu moo war a dakk daaw jéeg ak léegi. li ñu feeñ bariwul ci ñooma liñ ci génn télé motul benn yoon wala ñaar yoon mais léegi foo leen ne asalaamaaleykum ñu la maaleykum salaam loolu mooy dakk nag nañu dem liggéey ci askan wi te bàyyi seen déclaration yi ku ne boo liggéey pour ñu falaat la yaa xam la nga liggéey bu fekkee duñu la falaat voilà quoi te ngal du Pam Ndiaye ci ay sëriñ nag bu déglu Tivaouane xadara bi Pam Ndiaye ngal du déglu xadara bi xam nga loolu mooy mettre xadra bi mal à l'aise kan la xadra bi di wax kan la non nañu bàyyi nañu génn sëriñ yi te doxal seen doxal laaj ak seen ay kàddu localité bu nekk ak ses réalité waaw moom laa la wax waaw mais bu ku nekk yaakaaree benn place bi loolu mooy te moom mos nañ ko xadra bi kan lay tànn moom dañ ko am mos sax ba pare problème léegi dañuy desal am ay jumtukaay surtout bu fekkee nag njiit nga ci bérébu hôpital yi mais toujours damay faral di wax ni bu ñu la confier benn bérébu fajukaay war nga ma def ay résultats yoo xamante ni bi au moins am na yenn ci ay jumtukaay yoo war a def ca gox ba xam nga ñu jox la bérébu fajukaay te du gratuite ñi fay faju ñëpp dañu ñëw di fay ci wàllu gestion war nga mën a def yokkute boo xam ni gouvernement bi dina la taxaw mais yow tam dina am loo mën a taxawul sa bopp ci ay jumtukaay yu ndaw yoo xam ni xëy na faaw nga am fa benn durée pour fa mën fa def yooyu lay réalisation c'est vrai que nag bu ñu tabaxee bérébu fajukaay am na léegi fi santé toll ci wàllu technologie dafa am ay minimum yoo xam ne mënut a ñàkk ci bérébu fajukaay yi am na yoo xam ni gouvernement bi moo koy def mais am na yenn ambition yoo xam ni bu ñu la confier bérébu fajukaay te nga xam ni waaw nga nekk directeur ñuy dagg ticket amul lenn lu fa nekk gratuite yow tam au moins war na am réalisation yoo def war nga fexe ba hôpital bi jël ay fajkat yoo xamante ni bii xëy na ay contractuels yu dépendre ci gouvernement bi yu dépendre ci hôpital bi directement comme maire yi ni ñu koy defee loolu daf ci am solo mais fi nga yem wala fi état bi yem ak yow fi nga yem ak ñoom te ngay dugal xaalis aussi c'est un problème donc jàpp naa ne am na benn côté bu li mbaade ji càmm wax dëgg la nañ ci boole ay mois mais itam am na benn côté boo xam da ngay ànd ak njiiti réew mi ni mu wax ci faw nga am fa benn yàggaay boo fay yàgg am itam benn vision boo am pour développer bérébu fajukaay bi nga dafa des bu baax parce que non seulement bu dee ci côté nombre vaccin yi ak ñi nga xam dañu war a dem si jël seen deuxième dose mais dafa des sax beneen parce que dañu bi ñuy soog a am vaccin yi muy AstraZeneca boobu dafa bari woon ay coow fa mu jóge woon am ñu fa doon lor ñu taxawal benn comité boo xam ne mooy def suivi ak évaluation mais comité boobu li muy communiquer bariwul te war nañu xam parce que xam nañu ni vaccin yi day def effet secondaire mais ba léegi amagul benn sénégalais bu yëg ni fenn vaccin bi def na fa effet secondaire et alerté woon nañu fi gis nañu fi ay nit ñoo xam dañu vacciné wu le lendemain ñu génn àdduna ou le surlendemain waxuñu ni vaccin yi la mais au moins waroon nañ def diagnostic boo xam ni daañu xam cause faatu kooku noonu ba xam effet secondaire la wala déet am na ñoo xam dañu vacciné wu ba noppi dem ci seen i ay collègues ci entreprise yi ni leen man li ma daj bi ma vacciné woo ba noppi yéen bu leen vacciné wu ay xale ngeen donc genre message yooyu bu ñu koy véhiculer ci ñu vacciné wu ba noppi yow mi am comité de suivi ak évaluation ak information waa ngay informé waate aw ci digg bi comme ni ñuy annoncé
nombre de morts yi ci Covid-19 ñu am courage di informer que vaccin bi def na effet secondaire bi loolu dina gën a dalloo xelu nit ñi ñu xam ni lépp leer na nañ sinon dañu koy boole waale ci li foofu ne di wax muy defee moom défaut de communication ñëpp xam nañu ko Sénégal ñëpp kenn umpale wu ko d'ailleurs yaakaar ju tas jooju moo tax association yu bëri parce que mag moom bu fekkee toog grand place di encadrer mag ñi di leen xale yi di leen xelal fu ñu dajaloo benn weer ñaar de seen xel day nekk ci ut benn association pour mën a xaw a am doole au moins mais ku ne xam na coono gi nga xam moom la ñuy jànkuwanteel mooy li tax nag toujours ndaw ñi ci toll ñun ak suñu ay morom dañuy bàyyi xel ci construire ëllëg bu dëgër ba ñu jàpp na Dakar mooy dëkkuwaay wala capital régionaux yi doog mooy ay dëkkuwaay gis nga boo retraité maam fekk nga am benn occupation bu tuuti ak foo dëkk daanaka doo am coono àdduna boo amee sa passion jël parce que nguuru africain yi ñu nekkul ay nguur yu am nañu waajtaay yu baax yu ñu jagleel yenn couche sociale yi jigéen ñi wala tout tànk yi wala retraité yi c'est comme yow mi ci toll nekk sa diggu doole ngay gis ay ndaw yu technicien ay ndaw yu am diplôme te mënuñu leen utal liggéey ba ñuy wut ay association diplômés sans emploi saka kon association des retraités ki nekk ndaw nekk actif am diplôme bu gouvernement amul lu mu la indil comme solution mais nan la koy indile koo xam ne nekkatul ko actif loolu ndaw li mooy tabaxal boppam ëllëg gis nga suñuy espoir suñuy ëllëg nekku suñu loxo certes mais war nañu bokk ci ñi ci participer pour mën ko construire pour ëllëgu dëgg parce que gouvernement africain yi amuñu politique bu baax ci wàllu boobu misaalu yaa ngi wax yàpp yu manqué marché bu amul contrôle dëkk bu amul contrôle ñuy wax ay nag yu jóge Mali du loolu ñaari cause moo ko sabab fan yi passé demandé woon na ñu changer comité de gestion bi nekk ci fora bi parce que dañu doon cotiser 2000 francs te ñu am xel bu tey ci gestion bi ñu doon indi nag yi ni bu fekkee changé wuñ ko mbaa ñu leeral ko dootuñu indi nag loolu la ñu waxoon alerté woon nañu ko fii jàllale nañu ko journal léegi nag ñooñu indeetuñu parce que dafa leerul te bëgg nañu ay changement boole ci taxes yi ñuy tegaat dafa gën a yokk loolu mooy benn aspect bi beneen bi ci des mooy élevage de luxe bi Sénégal basculé jëm léegi élevage de luxe moo fi am benn xaru 1 million benn xaru 10 millions benn xar bu 30 millions alors xar yooyu du pour consommation mais luxe la bu ñu demee nag ba tuer suñu ay xaru laadu suñu ay xaru baali suñu ay tulaabeer suñu ay pël-pël dootuñu am yàpp wu doy ci xar parce que bu boobaa quantité xar yi dafay manqué bi ci des itam mooy wàllu nag yi élevage de luxe moo fi am chaque jour nga génne 20 litres meew moo gënal nit ñi nag boo xam ne da nga koy xëy di ko sàmmi ci àll bi moo tax nag yi nga xam ne ay ordinaire la jëm ci wàllu consommation bareetul Sénégal ay nag yi 5 millions ay xar yi 10 millions moo fi am léegi bu ñëpp bousculé jëm ci wàllu élevage boobu élevage bu ndaw bi nga xam moo doon tax xar yi bëri ba ñuy mën di jaay yàpp dafay jafe et effectivement loolu moo nekk réalité fi mu nekk nii Sénégal moo bareetul càmmuk jur gu sew gi ñu war a soppi def ko yàpp parce que ñëpp dañu bousculé jëm ci élevage de luxe bi nga xam ne nguur gi moo ko dooleel yaa ngi wax xar sax sama fit bi commencé dem ndax tabaski bii di ñëw xarum tabaski fa mu yow nga dajale yow nga waajal minimum 1 million ci war a jënd ñaar wala ñetti dana doy waat di yow nga waajal 1 million de déet waay yow nga dem sa xale xam nga dafa am ñetti sortie ci dossier booy jinne yu met baabu def moo tax ma koy demandé donte mooy avocat am mu xaw ci tey tuuti parce que yëpp ni ko xale yi di waxee day jaar à côté bu njëkk bi mooy booy jinne dafa nax nit ñi xiifal boppam ni penam jeex na ma ne leen booy jinne penam bu jeexoon du moom moo koy wax wala avocat am ñi ko tëj ci kaso bi xam nañu ba xam penam jeex na wala déet dinaa demande ñu sàmm droit de l'homme mais du ma pousser kenn ci nga génne booy jinne parce que moom en personne am na histoire bu mu jaar ak waa Sénégal et l'histoire m'a donné raison 2 jours après mu daw profité wu ci grève de la faim boobu ak feebaram googu di demander ñu génne ko et avocat met baabu moo doon demandé ñu génne ko te moo waxoon ni penam jeex na ku sa pen jeex nag ku daw ci kaso fukki yoon ak benn jamono jooju amaguloon fukk ak ñaar fukki yoon ak benn ñuy exiger ñu libéré la parce que sa pen jeex na xawoon na tey sama xel bi ci des mooy bi mu génne met baabu ci boppam moo wax fii seen antenne ni ñaari responsabilité la benn bi mooy administration pénitentiaire bi ci des mooy moom responsabilité moom mooy booy jinne ba démb mu soog a waxaat mu soog ci indiwaat responsabilité waa U-Média bépp journaliste bu am booy jinne mu fay jinne mu fàq ci kaso bi ñëw ci yow bëgg nga jël ko boo ko jëlu bu yow ba nga damm sa xalima journalistes yi amuñu ci benn part de responsabilité moo tax démb ci ngoon bi ma ko laaj dama ne journalistes yi ñooy doom ju amul bàjjen mais jël booy jinne noo ci mën a amee sanction bu ma gisoon léegi interview ko man